Malick Sakho. maa ngi fi rek ça va. Ça va bien merci. Donc c'est là que vous êtes installé. Ouais. Ñoo. Ça va, alhamdoulilah. Grâce à Abdou. Et donc vous émettez sur la ville italienne, sur la 99.6. Sénégal laa jóge man tamit. Salaamaaleykum ñu am mbégte lool dajewaat ak yéen ni ñu koy defee chaque dimanche ci waxtu wi tey rek édition spéciale kaddu Modou Modou la yéen seen bopp war ngeen ko remarqué parce que 3 heures jotul. Il est 13h35 dans le studio de la rajo Onda Docto ci biir émission kaddu Modou Modou ñuy ndokkeel ñëpp di leen wax nekk tey édition spéciale la li ngeen ko boole xoolee sax di ngeen xam ne ak décor bi di ngeen xam ne édition spéciale la parce que am naa mbégte lool encore une fois de plus daje ak suma frère Malick Sakho ci biir studio kaddu Modou Modou pour que ñu co-animer émission bi parce que ki ñuy dalal moo la dayo bi toll noonu moo tax ñu mun ko co-animer ndoor ensemble pour mun a waxtaan ak moom. ñu am mbégte lool ci biir émission kaddu Modou Modou dalal fii ki nga xamante ni moom mooy premier ministre Abdou Mbaye nekk président de l'ACT nekk alliance pour la citoyenneté et le travail président nuyu nañ la. Abdou maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu it Malick. nuyu naa la. Abdou maa ngi lay fay di dalal président di ko souhaiter la bienvenue fii ci Italie. rawatina fii ci Brescia. fii ci Brescia ci biir studio ci biir rajo Onda Docto ci biir émission kaddu Modou Modou wax naa ko Abdou Mbaye moo nekk ancien premier ministre du Sénégal ci avril 2012 ba septembre 2013 nekk actuellement le président de l'ACT nekk alliance pour la citoyenneté et le travail. D'abord balaa ñu def dara dañuy ñaanal suñu Mountakha Mbacké yéen bi ko suñu borom teg muy yore li nga xamante ni moom mooy xalif général mouridisme yàlla oyofal ko dimbale ko ba nga xamante ni li nga xamante ni moom la ci namm ci bëgg a àgg moom ak njabootam ak ay rakkam ak ñi mu àndal yëpp yàlla def ñu àgg fa jàmm ak salaam moo màggal président fi nga màggale. dëgg la fii laa màggalee ndax dama ñëwoon Brescia ci biir tournée européenne. mujjee nag teewal benn conférence boo xam ne suñu jigéen suñu mbokk suñu xarit. suñu kóllëre moo ko organisé ànd ceeg suñu ay compatriotes yoo xam ne Brescia la ñu dëkk ak Milan. loolu nag amoon démb. mu xatoon lool ma jóge fii war a dellu Dakar dem Touba màggali fa. ma daal di jàpp war fi toog. màggal fekkee màggal tey. ñëw fóot ko. am nag loo xam ne itam war nañ ko jaal suñu pap suñu kilifa Serigne Mountakha Mbacké ndax tey ci suba dama yëg ne soxna Bali. dafa génn àdduna yàlla ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. amiin soxna Bali kon ñu ngi koy jaalee bu baax moom aussi yàlla na ko yàlla yërëm dugal ko ci àjjana yi gën a kawe yàlla na ko yàlla wane nag maamam Cheikhul Khadim bis bu rafet la bisu màggal la am nañ ci yaakaar bu baax a baax. Malick président wax nga ko annoncé nga ko da nga nekk ci tournée. n'est-ce pas mu yóbbu la France yóbbu la Espagne tey nga ñëw Italie lan mooy bilan tournée bi ñu toll maa ngi koy rafetlu bu baax a baax benn li may jëkk def mooy ndokkeel ñi nga xam ne ñii dañu bokk ci ñun bokk ci suñu parti doon ay compagnon ci ñun ndax ñun ci suñu parti compagnon la ñuy faral di wax duñu wax militant ndax dañu jàpp ne dañuy ànd jéem a defar ma leen di ndokkeel nag ci ndam bi nga xam ne jàpp naa ne moom laa dund muy Paris muy Espagne muy fii itam li ma ci gën a jàpp te ma war ci ñëw mu ànd ak bés bi nga xam ne bés bu màggal la di bésu màggal Touba moo di ne ñun ci suñu parti dañuy jiital liggéey ak jub mooy suñu début sax ci tubaab ndax travail éthique espoir la ñuy wax liggéey jub
yaakaar soog a dikk boo ñëwee nag ci dëkk yi nga doon lim sànq toog ak ay émirs yi gis ni ñuy daaneel seen doole bëgg liggéey tax ñu génn Sénégal liggéey tax ñu toog fii ñu toog ci Europe da nga ci am mbégte gis ci ñoom itam ñoo xam ne ci dëgg-dëgg am nañu ndam bu rëy ndax Espagne gis naa fa ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi seen boutique ñu ngi seen restaurant te du yomb ci dëkk yu ni mel fii itam gis naa ko fi ba noppi nag ma dajeek ñoo xam ne itam fàttewuñu seen diine te ku nekk ci sa biir diine rek jiital nga njub maanaam éthique di nekk ci suñu devise bu parti kon di rafetlu loolu am ci mbégte ba noppi nag waxtaan yi nga xam ne jot nañ ci waxtaan ak ñoom bokk ci lii tax ñu ñëw ci politique bokk ci programme bi nga xam ne bi moom la ñuy jàpp ci suñu parti muy programme boo xam ne ñu koy waxtaanee di ko yaatal ci di séntu élection présidentielle yi di ñëw waaye wees na élection présidentielle luñ ci jot a wax rek fa tabarfakàlla dañuy gis ne ñi koy déglu dañ ciy ànd ci déglu ko ak beaucoup d'intérêt. Absolument. Alors président wax naa la ko ci njëlbeen bi dañuy co-animer émission bi ak waa Diaspora Vision donc nous sommes en direct aussi sur le site internet www.diasporavision.eu ak sur la page Facebook Diaspora Vision naturellement kaddu Modou Modou bu ngeen ko seetaan sur la page Facebook kaddu Modou Modou ak sur ma page Facebook personnelle Abdou Ndaw. Président, au cours de notre émission, les internautes qui sont aussi nos fidèles auditeurs, ils nous posent des questions, n'est-ce pas? Depuis qu'on a annoncé que il y a déjà cette émission, ils sont tous apportés un très bon solo, connaître donc, vous qui posez des questions aussi, ils comme ça, nous nous apporter quelques questions. waaw jërëjëf président ñoo ngi lay gërëm comme ni ma waxoon sànq rek di la dalal fii ci Brescia rawatina fii ci émission bi président man laaj bu njëkk bi dama lay laaj ci sa parti laay dugg directement président Abdou wax na ko sànq ci introduction nekkoon nga premier ministre muy ndomba tànk ministre bu gën a fort jawriñu ministre yi daanaka yow est-ce que boo continuer woon nekk premier ministre ba léegi ACT dina exister sa parti bi dina exister. li ma la mën a tontu mooy jafe woon na ma mën a toog doon premier ministre ci gouvernement boo xam ne lii indi woon ma bokk ca dañ ko teggi jaar ca leneen ndax li indi ma ànd ak Macky Sall président Macky Sall di ko jàppale boobu candidat la ànd ceeg moom ba mu bett ma fal ma premier ministre moo doon dama gëmoon ci li mu doon oote boobaa xam naa yéen ñu koy fàttaliku ñu doon wax rupture tudd yoonu yokkute gestion sobre et vertueuse sama mandat bu ma jàllee bu fekkee ne sax juróom-ñaari at la dinaa ko wàññi yóbbu ko ba juróomi at et cetera ay assemblée nationale chambre des citoyens ak yeneen maanaam loo xam ne daal gisoon naa ne moo gën ci Sénégal moo baax ci Sénégal waaye bi ma bettee nag ba fal ma premier ministre dëgg la ànd naa ceeg moom waaye li ngeen gis itam yaakaar naa ne méngawul ak li mu doon oote 2011 ak 2012 kon jafe woon na ñu mën a ànd ba compagnonnage waaye mu am itam loo xam ne dina la ko ci tontu ndax génn naa premier ministre te dugguma ci politique toog naa ñaari at dugguma woon ci politique taxawal kuréel boo xam ne club de réflexion la woon di xalaatal Sénégal ndax Sénégal la ma ñor di oote ñoo xam ne dañu bokkoon ak man kuréel ja bu ñu xalaatee ci loo xam ne am na maanaa ci koomu Sénégal ñu teg ko ci loxo président de la République ak képp koo xam ne jàppoon nañu ne am na kaddu ci Sénégal ba mën ca am gi gis njëriñ ba mën gis njëriñ ci li nga xam ne gi jotoon nañ ko liggéey waaye bi ma toogee ba gis ne loolu yëpp amutoon efficacité maanaam jëmutoon fenn ci laa soog a jàpp nag ne war naa dugg ci politique ba taxawal parti te li ma ci gën a duggal sax mooy référendum 2016 bi ni mu ñëwee ndax ca booba laa gis nag ne
président Macky Sall bàyyi woon na lépp loo xam ne waxoon na ko ca 2011 ak 2012 indi leneen te président ba noppi nag référendum boo xam ne man gisoon naa ne amutoon njëriñ ci Sénégal sudul oui ak non di xeexoo ak di xuloo ca booba daal laa soog a dugg ci politique jàpp ne dooga soobu ci politique yow effectivement réew mi dafa dañ la xam ci nga nekk royukaay n'est-ce pas ci parcours bu macha allah exceptionnel bi nga def n'est-ce pas ku tudd Abdoul Mbaye wax le grand banquier redressement des banques développement wàllu koom nekk exemple xale yu bari bu ñu nekk école ñu ñëpp di ñaan yàlla def la comme suñu référence nga yeewu dugg ci politique ak tous ces risques d'abord revenons un peu en arrière wax nga ko da nga ànd ak Macky Sall ba mu fal la premier ministre yenn circonstances la fale premier ministre comme ni nga ko waxee daf la bekk rappelez-nous un peu circonstances yi président. waaw bu ma waxee dama àndoon. parce que kenn xamul woon ci biir politique. yow suba tey rek ça a étonné les Sénégalais rek ñu ne waaye premier ministre du premier gouvernement de Macky Sall Abdoul Mbaye. on a dit ah ouais mais c'est bien parce que. vraiment les politiciens professionnels dinañ dem toogee na. rappelez-nous un peu les circonstances. Macky Sall ci dëgg-dëgg yaakaar naa benn ba ñaari yoon la ñu mësoon a toog bay waxtaan balaa ma koy xam dëgg kooku décembre 2011 la woon waaye balaa booba man dama jàppoon ne Sénégal jotoon na ñu indi leneen ci ñuy doxalee réew mi ci ñuy doxalee koomu Sénégal ci ñuy doxalee politique bi ma jàppee loolu nag man xalaatoon naa ne mënuma politique ndax ñi ma daan gis politiciens yi di yëngatu ak di jëf ma daal di jàpp war a ànd ak politicien boo xam ne bu ma liiree programme am mën ci ànd ak moom loolu moo indi woon bi ma liiree yoonu yokkute jàpp ne dam ci ànd ak Macky Sall jàppale ko nag ci ay anam yu ne waaye toog itam ak moom waxtaan mu daal di ma bett ndax bu ma waxee mu daal di ma bett ndax musuma toog ak moom ba ne ko maa ngi ciy def sama wàll waaye bés boo faloo nag ma jox lii nag ma defal lii musu doon sama mbëbët li ma jiitaloon daal mooy jéem a amal njëriñ Sénégal munuma ko man ci sama bopp ndax xaw ma politique munuma ko kon naa jàppale koo xam ne ñu ngi ci politique te yore programme bu baax te may yaakaar ne ku dëggu la ci li nga xam ne li ngeen ciy oote mu bett ma nag te mbett bi sax bi ma proposé premier ministre ba noppi ba ma nangu ko man jàppoon naa ne dafa bokk ci rupture yi kon dafa doon dëggal rek li nga xam ne li mi ngi ci doon oote rupture ci kaw lan ci kaw Sénégal musutoon a am premier ministre boo xam ne benn du politicien ñaar du fonctionnaire ñu daal di ànd ci loolu door liggéey boo xam ne nag man de ni ma ko jàppee musuma génn ci li mu doon oote ci biir yoonu yokkute kon dégg nga mbégte bi mais qu'est-ce qui a changé en Malick avant ngay dugal qu'est-ce qui a changé entre le Macky Sall bi nga xam en 2011 ak le Macky Sall bi nga xam en septembre 2013 quelques mois après lan moo ci changé et lan moo tax aussi li changé certainement moo indi nga ne xaaral ma dem sóobu ci man tamit ci politique li changé ci Macky Sall wala li tax mu am changement ci Macky Sall man ba tey daf ma xaw a jaaxal ndax dafa am loo xam ne xaw ma ko booy ootee ci dara ba askan gëm la ànd ceeg yow votel boo xam ne vraiment dafa am maanaam ndax 65% ci élection présidentielle dafa rëy nga bàyyi li nga doon oote indi leneen loolu moom man xaw ma ko kon ba tey jafe na ma mën a xam lu tax Macky Sall agsi ci loolu waaye Sénégal itam dafa am ni muy doxee bu fekkee ne jóg nga ndax ñaata mën a am ñu fal la ci kaw loo xam ne nii dig nga ko nga des ca jëf ko
maanaam jiital li nga xam ne lii mooy obtenir des résultats mën a wane ne li nga doon oote jëf nga ko ak itam fii ak fii ak fii doon na metti ci waa Sénégal waaye indi nga lu ko saafara bu ne ko mu leer ñëpp gis ci ñëpp gis ko ñëpp teg ci seen bët loolu benn ci yoon yi la ñaareel ba nag nga des ca politique politicienne seet naka ngay laqarti élection naka ngay joxe xaalis ay politiciens ñu votel la ak loolu nag boo ca duggee da ngay daal di soxla xaalis boo soxlaa xaalis bu fekkee ne yaa ngi doon oote ci gouvernance sobre et vertueuse te moo nekkoon ci yoonu yokkute da nga koy daal di bàyyi indi leneen ndax soxla nga xaalis yaakaar naa nag ci boobu yoon la Macky Sall dellu bi mu gisee ne ba tey mu jafe ci man sax waaye yaakaar naa loolu mu ngi dikk ci élection législative yi amoon juin 2012 ni ma ko analyser man waaye xëy na itam am na leneen lu ko indi waaye élection juin 2012 Macky Sall ci boppam maanaam APR bu weetoon amutoon majorité assemblée nationale ci biir coalition la amoon majorité politique nag daal di dellu si ñu bàyyi résultat teg fële dugg ci politique politicienne loolu daal laa jàpp man ne moo indi soppeeku ci li ñuy doxalee gouvernement Sénégal li ñuy doxalee politique Sénégal ndax te dëgg-dëgg man gëmoon naa ne waxtu rupture dikk na te waxtu rupture soxla nañ ko ba tey waaye yaakaaroon naa ne dikkoon na li ñu mën a jàpp daal mooy dellu nañu ci li ñu doon daw. Malick. waaw président ñoo ngi lay gërëm ci leeral yi nga indi ci laaj boobu Abdou laaj sànq président comme niñ ko xamee ñun ñëpp jàngee nga ci bitti jàngee nga ci yeneen réew yi dul Sénégal sillonné nga aussi diaspora bi ci sa wàllu politique ak ci sa wàllu liggéey yow ban appréciation ngay def ci politique gu diaspora bi nga xam ne moom la gouvernement yi fi jaar yëpp doon doxal ba léegi boo ñu waxee ban appréciation nga ci def ba pare nga wax ñu yow yan proposition ngay promulguer pour que vraiment jafe-jafe yi diaspora bi am mu soulager wu tuuti. dama ci ajouté rek au delà que jàngee nga bitim réew ak yooyu. yaa ngi def léegi tournée def nga France dem nga Espagne ñëw nga seen Italie mu nekk réew yi nga xamante ni ñu ëmb tey ci Europe li ci ëpp ci doomu sénégalais yi. yan doléance la ngeen wax lan mooy joytu. li ma la mën a wax ci politique gu diaspora moo di ne mëtul te jumte am na ci ndax boo desee ci politique politicienne te ci dëgg-dëgg gouvernement bii nga xam ne moo nekk ca Sénégal des na ca da ngay jiital lépp loo xam ne mën na doon lu la indil ay voix kon yaa ngi teg sa bët ci diaspora ci naka laay mën a def ba ñu voteel loolu nag du politique diaspora politique diaspora xëy na loolu mën na ca bokk waaye li ci ëpp solo mooy te loolu du Sénégal dong waaye dëkk boo xam ne mës na am diaspora bu am maanaa ca loolu la doon jublu seet diaspora bi naka lay amalee njëriñ suñu réew ak suñu réew itam naka lay delloo njukkal diaspora boo duggee ci loolu te mu doon loo xam ne itam dund naa ko ci fukki fan yi nga xam ne maa ngi woon ci Europe li gën a am solo mooy nga teg recensement bu wóor maanaam xam fépp fu sénégalais nekk turam ak santam atam fu mu jógee li muy liggéey li muy jàng expérience bi mu jot a am ci lan la ne ndax nga mën na ëllëg boo ko soxlaa wala moom mu soxla réewam nga mën a xam naka nga koy defee bu fekkee ne am na loo war a def mu jëm ci moom wala moom am na lu mu war a def mu jëm ci réewam loolu boo ko defee ba noppi am na solo itam consulat yi ñiy liggéey ci consulat yi ak ambassade yi ñu taamu leen ci taamu bu rafet taamu leen ci seeni compétence taamu leen ci xam li ñu war a liggéeyal diaspora ak loo xam ne lii mën na jóge ci diaspora ñëw ci Sénégal
waaye li ñuy faral di gis moo di ay personnel consulat ak personnel ambassade yoo xam ne ñu ngi leen taamu ci kaw politique farfarlo ci kaw rek ndax loolu mooy mbëbëtu gouvernement ba ca foofu bu loolu amee ba noppi man li nga xam ne lii tudd nañ ko muy jafe-jafe te mu war a yomb ñu génne lu ko mën a saafara mooy soxla naa document administratif bu ma ci jot waaye jafe na ba ca ñuy jooy dinaa dugg autorail def 200 kilomètres ñëw ba ca consulat ba ñu ne ma tey kat ki koy toppatoo mi nga ca ngenti wala waaw mais loolu naka la mën a nekk document administratif dañ ko war a yombal benn jaar ci informatique li mu mën yëpp ñu jëfandee ko surtout ba noppi nag ngay joxe ay rendez-vous yoo xam ne citoyen sénégalais ba bu ñëwee mu mën a jot kayit bi mu soxla loolu di benn ñaareel bi itam am na lu am solo ñoom bu ñu toogee fii diaspora bi bu ñu nekkee fii ci Europe am na lu bari loo xam ne ñu ngi koy yónnee Sénégal mu am wàll boo xam ne mi ngi jëm ci dund mu am wàll boo xam ne mi ngi jëm ci li ñu mën a jàpp muy investissement bi nag bari na am na wàll boo xam ne bii mi ngi jëm ca tabax ay école tabax ay lycée loolu gis naa ko sax Kidira ci tabax ay poste de santé loolu yëpp gis naa ko mu am itam lu bari loo xam ne mi ngi jëm ci tabax tabax gi nag moom am na solo lool ci koomu Sénégal ndax ci réew mu ne tabax day dundal koom di indi koom-koom loolu moo indi woon sax bi ma nekkee njiitu Banque de l'Habitat du Sénégal ma sawaroon lool di dem ci bitim réew di waxtaan ak diaspora di seet itam naka la seen alal di mën a ñëw en toute sécurité ci biir Sénégal loolu moo tax bi ma fa jógee sax am na wàll boo xam ne dox naa ko maa ngi woon Banque de l'Habitat du Sénégal waaye Western Union bi ngay dégg maa ko indi Sénégal ca ba ma nekk CBAO MoneyGram itam bi ngay dégg maa ko indi Sénégal ci BST ba transfert d'argent yëpp toppandoo leen loolu nag wàllu investissement yi mu jëm ci habitat dañ ko war a sécuriser ndax waxtaan naa itam ak ñu bëri ñoo xam ne jot nañ leen ci nax bëri na trop sax loolu am na loolu nag li koy mën a indi du promoteur bii laa bëgg ngeen dem ca moom ndax dund nañ ko yaakaar naa ci Nomura li ko mën a indi mooy taamu leen ki ngeen bëgg waaye na am contrôle booba nag mën nañ ko taxawal te ñun liggéeyoon nañ ca ba indi li ñuy wax jàppoo mag di liggéey ca loola bu fekkee ne yaa ngi bëggal tabax nga waxtaan ak sa maçon waaye ca teel ba nga mu am itam loo xam ne da nga ciy waxtaan ak contrôleur ca début ba ca exécution ba mu ànd ceeg yow waaye mu am leneen itam ndax loolu yëpp dafa di investissement waaye am na yeneen façon yi investissement yoo xam ne war nañ ci diaspora ba ñu mën a mu doon njëriñ ci Sénégal doon njëriñ ca ñoom mooy li tubaab di wax investissement avec retour sur investissement bi ma demee Espagne am na loo xam ne xalaat naa ko fa ndax Almeria boo gisee dëkk bu mel ni Almeria ñu bëri ci seen mbokk yi ñu ngi ci toolu tomate waaye ndegem diaspora fu mu nekk rek am na lu mu fay jël ci wàllum expérience ak xam-xam ba ca même bu liggéeyul ci rek am xel ak di gis naka lay dëkk di doxee naka lay entreprise di doxee sénégalais bu ñëw fii bay toog fi ay at ci yoon bu delloo Sénégal wala di waajal war nañ toog ak moom waxtaan ak moom ba xam naka la réew mi di mën a jëriñoo boobu. ñu mettre à profit l'expérience des Sénégalais de l'extérieur daal ma. boo seetee Sénégal tomate triple concentré ñu ngi koy jëlee bitim réew. waaw te tomate mën nañ ko béy. te Sénégal bëri sax day ba def ci voilà ba def mi ngi ci yàqu foofu waaw góor waay. ba def ci double concentré boo xam ne suñu jabar yeeg suñu jigéen ñi dinañ ko mën a toggee ci biir. waaye loolu. yomb na taxawal. ci kaw
boo indee ñoo xam ne miin nañu tomate ni ñu koy béyee jox leen suuf ba pare déggoo ak ñi nga xam ne ñi ñoo yore industrie di war a jënd tomate bu sénégalais béy bu béykat bi indi ñu daal di ko yóbbu ca industrie ba def ko muy double concentré nga daal di fexe nag ba lépp luy dugg doon triple concentré ndax loolu xëy na moo gën a yomb ci industrie yi nga daal di ko baare ko loolu dina amal njëriñ ñoo xam ni ñu ngi jógee Almeria loolu di exemple rek waaye am na leneen itam bu fekkee ne da nga jóg war a dimbale sa gox ba di ko tabaxal école ak lycée mën na am itam nga investir ci électricité centrale électricité bu ndaw solaire boo xam ne dina indi électricité benn gox baa ñaari diiwaan baa ñett ci kaw investissement collectif moo tax ci suñu programme ñu indi le partenariat public privé di tubaab di tudd PPP waaye fu Sénégal moom loo indi rek yaa ngi koy séntu ci mu war a am maanaam bu rëy ay milliards yu rëy ñu leen di tudd waaye loolu mën na ne ci ay investissement yu ndaw ndax boo taxawalee centrale électrique bu noonu mel ku ne bu électricité ñëwee ba sa kër di nga nangu fay as tuuti boo fayee nag bu boobaa ki nga xam ne kii moo financé centrale bi nañ ci am wàll kazalika ci ndox mi ak yeneen secteurs yoo xam ne mën nañ ci xalaat président dooguma la mais est-ce que jàppoo ne kon vraiment immigré yi am nañ volonté de faire mais non seulement ñu ci bëri amuñu formation mais ils ne sont pas encadrés pour ñu wan leen les yoon bi ñu war a jaar li gën a am maanaa mooy encadrement ak assistance ak conseil ba ca bureau économique yi nekk ci Europe ci consulat yi ndax ñoom li ñuy jiital mooy taxawal naa benn bureau économique ndax c'est investisseur étranger boo xam ne mu nga ca réew ma mu mën a ñëw Sénégal indi ay milliards dañu war a soppi nag ni ñuy xalaatee jàpp ne bureau économique yooyu sañ nañu waxtaan ak émigré yi seet ak ñoom loo xam ne ni mën na doon ci ñoom investissement ca suñu réew ak lu mu tuuti ndax man 1 milliard wax naa ko démb 1 milliard boo xam ne jógee na ci koo xam ne kii bokkul sama réew 1000 fois 1 million maanaam 1 milliard ba tey jógee ci ay doomu Sénégal benn Sénégal ndax wër na ne bu boobaa liñ fay def daf fay des du am retour boo xam ne day jëm bitim réew dëgg la kon encadrement bi ca foofu la war a jógee waaye itam foofa nga soppi ni ñuy doxalee soppi ni ñuy politique Abdou Mbaye président ancien premier ministre de la République du Sénégal président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail bi mooy invité kaddu Modou co-animé avec Diaspora Vision ñu ñëw nag un peu ci politique parce que li ci des nag bareetul bu ñu ko compté tey ñu ngi octobre jeex na novembre décembre janvier ñu dugg ci li nga xamante ni mooy mbir am solo le président Macky Sall gis nga ko Touba dafa ñaan dafa xel jëlaat ñaanal ma am second mandat obsession la pour vous est-ce que jaral na ko à votre avis ba fan la ko mbir yi toll est-ce que am na un bilan sax bu ko war a mën a jàllale pour mu dem pour mu remplir bon loolu man bi ma déggee boobu kaddu dama ci am jaaxle ndax day man maa ngi politique am na loo xam ne doon na sama mëbët ba jiital nag balaa poste wala fonction di ñëw nañu soppi ni ñu doxalee politique ba politique mën a am njëriñ Sénégal mën a am njëriñ askanu Sénégal saa yu ma tàllalee sama loxo yenn saa yi sax borom xam-xam yi sëriñ yi dañ may jiitu ci sama mëbët ne ma dinaa la ñaanal ba nga am li nga bëgg li ma cay teg mooy déet li ma soxla mooy nga ñaanal di gën ci Sénégal te mu gën ci man moo tax it bu ma déggee président de la République naan nag ma ñaanal ma am second mandat te tegu ca te mu gën ci man tegu ca mu gën ci sama réew loolu daf may xaw a jaaxal obsession la te mi ngi koy li ma ci gën a jaaxal mooy li mu ci teel a jóg di ci xeex
di ci góorgóorlu ndax mën nañu jàpp ne 2012 génnaguñu ci woon muy xalaat ñaareelu mandat waaye ñaareelu mandat boo koy xalaat jëkkal liggéey jëkkal indi résultat man de noonu laa ko jàpp am na loo xam ne diggaate nga ko jëf ko góorgóorlu ci wanal Sénégal ne yaa ngi ciy dox leneen soog a dina ñëw nga fekk xëy na bu fekkee ne sa mandat 5 ans la nga liggéey ca loolu ñetti at ñaari at nga soog a dugg ci politique waaye yow yaa ngi xalaat war a des juróom-ñaari at looloo amoon ndeke début 2012 at jeexagul sax ngay xalaat ñaareelu mandat di ci xeex ci liggéey li mu lal yëpp depuis booba ci loolu la jëm loolu yëpp politique bañ a jëm nag ci politique la ba tey waaye mënoon na doon politique bu ànd ak élection transparente yu leer te loolu amut dafa teel a lal loo xam ne mi ngi doon jëm ci duma am résultat xëy na waaye coûte que coûte ni nga ko waxee mu doon obsession coûte que coûte naa jàll loolu moo indi mu soppi carte électeur yi loolu moo indi mu indi mën nga doon électeur mën nga bañ a doon électeur loolu indi bi muy oote bindu ku bokk ak moom sa bindu yomb ku bokkul ak moom sa bindu jafe loolu indi carte yi bi ñu génnee ku ànd ak moom jot sa carte yomb ku àndul ak moom jot sa carte mën a jafe looloo indi mu jël justice seet ca candidat ya loolu moom wàll la woon ci lépp lu jëm ci électeur mu am itam ndax stratégie am nag dafa leer de obsession boobu moom daf ciy dox loo xam ne lii stratégie dëgg la stratégie nag stratégie caay-caay la dëgg la waaye stratégie la ba tey loolu jëm ci électeur ci wàllum électeur mu indi itam loo xam ne dafa jëm ci candidat yi teel a ràññi ñi nga xam ne ñi daf leen a waroon a écarté ba duñu bokk mu daal di jël justice indi ko teg man mi di wax ak yow jéem la ma ci génnee waaye génnee na ci Khalifa Sall génnee ci Karim Wade ñu toogati loolu doyut mu daal di indi parrainage muy galgal bu mujj ba nag ca biir parrainage ba itam am lu mu ci duggal ndax mënoon na yem rek ci loo xam ne lii jafe na ndax 60 000 signatures jombut ak ni ñu ko defee loi bi ca boppam mënuñu fexe ba indi arrêté bu méngoog loi bi ndax rek jafe-jafe yemu ca ne 60 000 juróom benn fukki junne laa soxla ci signature waaye dinaa uti ji 1 million 2 millions ba 3 millions te mu nga coy dox ci kaw lan ci kaw ñeneen ñi bañ a mën a am li ñu soxla ci loolu signature kon musuta bàyyi ci di indi jafe-jafe ndax rek bëgg gagné ca obsession bi ngay wax sànq te li mu gën a mën a yomb ci moom te bañ a wékku bañ a lonku ci lii laa leen defal yéen waa Sénégal kon san ngeen ma dolli mais daf koy indi léeg-léeg mu exhiber aussi seen bilan ci màggal bi ubbi nañ Ila Touba inauguré nañ aéroport Blaise Diagne ñu ngi commencé TER bi le problème de l'énergie ñu koy réglé ak seen ay plateforme solaire et cetera. mais gis nga Abdou sànq bi may ñëw ki doon dawal oto bi dafa am lu ma wax mu ne mais xam nga lu ma jaaxal fii ci Europe ma ne ko mu ne mais ñii dañuy liggéey defar ay tali defar ay centrale électrique te duñ ko bàkkoo mel ne waaw mais looloo yoon ndax mooy seen liggéey fal nañ leen ndax war a am loolu ci ñoom fal nañ leen itam dénk leen alalu réew mi ndax ñu war a financer loola ñuy liggéey boo xam ne ñu ngi leen ciy fay itam weer wu ne ñu koy bàkkoo non man li ma gënal mooy nga bàkkoo Ila Touba tabax naa ko waaye fi mu doon waroon a jar fi mu waroon a jar ñaar indi naa ko ci benn genn wàll fi ñu xam ne fii soxla woon nañu tabax ko ci benn at wala ñaar tabax nañ ko ci juróom benn weer te loolooy performance waaye def naa li nga xam ne lii moom ngeen ma wax ma def ko te fay ma ci ma war ko def te loolu du bilan loolu du bilan tout à fait. Sénégal nag politiciens yi dañu yàgg ndax waaye jël budget état
defar ci tali ci gouvernement mais loolu lañ la laaj loolu moo tax ñu teg la fa ñu fal la loolu moo tax ñu lay fay yow tey doo bàkkoo maa ngi def émission xaw ma ndax fay nañ la ci sax waaye ba tey mais mooy sa liggéey yaa ngi koy liggéey yaa ngi koy jëf waaye maa def émission loolu amul benn maanaam boo seetee ba seet itam Sénégal dungal nañ ko ma ñëw nag ci wàllum koom projet yi nga xam ne ñu ngi koy bàkkoo yu bëri ci ñoom dafa am loo xam ne yàq nañ ko ci koomu Sénégal baa boobu am na ci loo xam ne mënoon na bañ a doon priorité ndax am na lu ko jiitu man day bu fekkoon ne man rek la balaa may xalaat autoroute Ila Touba damay xalaat zone industrielle Ila Touba ca biir Touba ca biir lu tax loolu ndax dëkk bu mel ni Touba nga xam ne mën na di jàpp ne mooy ñaareelu dëkku taaxu Sénégal boo génnee Dakar amu fa zone industrielle amul industrie te dëkkukaay dëkkukaay bu am maanaa dafa war a am liggéeyukaay te am na lu bëri loo xam ne mën nañ ko def ca Touba te ma dellu si ci li ñu doon wax sànq jëmale ko ci émigré yi nga xam ne ñu ngi fi war a dellu ba ca Brescia bi Brescia dëkku ouvrier la ouvrier yi bari nañ fi te ëllëg bu neexa yàlla dinaa dem toog ak président syndicat des PME de Brescia mu nekk ci suñu programme yi am na ay dëkk yoo xam ne ca Sénégal foog ñu am ay zone industrielle d'accueil loolu bu ñu ko taxawalee ba noppi seet itam ci dëkk yi nga xam ne suñu ay doomu Sénégal ñoo nga fa di liggéey ñu waxtaan ak ay entreprise déggoog ak gouvernement yi ci réew yooya seet naka la ñuy def ba li tubaab di wax délocalisation ñu jëlee fa ay industrie yu ndaw yenn saa yi sax dafay di ay industrie yoo xam ne mënatuñu dem ndax concurrence su Chine concurrence su Malaisie waaye boo leen jëlee yóbbu leen ca Sénégal dinañ mën a dox bu boobaa usines yi bu ñuy ñëw itam Sénégal yi ñu fay liggéey ànd ak ñoom ñëw logique grand projet itam ñu ngi koy gis ci TER bi nga doon tudd waay dëkk boo xam ne sa raay daanu na otoraay yi doon dawatuñu loolu moom bu soo ko gis ci àdduna ba ñu mën ko tudd ñu mën a jàpp ne réew bu am émergence la mais loolu mooy priorité balaa ngay tabax ngay taxawal raay boo xam ne juróom benn fukk kilomètre la te liñ ci duggal muy leb bu rëy 1000 milliards ak lu ko topp suñu doom yi nar ko fay ci ay at yu bëree bëri ñaar muy itam loo xam ne technologie bi daf ci bari ba foo jaar dénk ko ay tubaab wala ay ñu jógee Turquie ana liggéeyu sénégalais yi te bu ñu bàyyi woon loolu jàpp ne priorité bi mooy suqali suñu raayu Sénégal ba fi mu doon dem Touba mu mën fa dem fi mu doon dem Ndar mu mën fa dem jaar Kaolack aéroport bi exactement loolu yëpp buñ ko defoon kon dina indi koom bu dul jeex koom bu dul jeex ci Sénégal ba noppi nag nga ci aleel boobu itam mënoon nga ci yokk sax ay yeneeni raay yoo xam ni boo jógee capitale régionale war a dem ca beneen capitale régionale raay ngay jël ma joxaat ci beneen mandar xoolal ñuy tudd ay palais présidentiel 100 milliards te jam ñaari palais présidentiel ana priorité réew boo xam ne maa ngi ko doon gis encore sànq ci WhatsApp bi suñu abri provisoire yi xale yi fi ñuy jàngee ay sàkket ay suuf ay ngelaw di leen sonnal man bi ma nekkee premier ministre ànd ceeg ministre de l'éducation nationale bi ñu seetee li Sénégal soxla woon ci alal ba mën a tabax salle de classe yoo xam ne abri provisoire dootul amati 73 milliards la woon kon 100 milliards yooyu dama ne voilà def ko foofu ma gën te nag bu boobaa maçon sénégalais moo koy tabax alal ba day jëc sa Sénégal waaye boo indee palais présidentiel ba ca architecte ba ci tur bi nga xam ne dëgg naa ko muy turam bitim réew la nekk
ëllëg boo soxlaa ay robinet ay or ak yu ma xamul ay marbre ak yu mel noonu yu noonu mel loolu itam da nga koy jëlee bitim réew dénk ko ñoo xam ne foofu lañ koy liggéey nga def ko waaw président passé nga au peigne fin presque détails yu bëri ci programme bi man dama lay laaj benn laaj bu direct est-ce que pour yow Sénégal PSE bi def na ko mi ngi koy commencé def Sénégal émergent benn deuxièmement est-ce que bu ko yéen ci seen programme yan priorité ngeen bëgg a attaquer pour que Sénégal nekk am une économie durable enfin ñu am benn économie durable parce que économie durable mooy je ne suis pas économiste nag mais je crois que économie durable dëkk bu ko amul munoo prétendre à une émergence. wax nga dëgg maa li ma ci jiital mooy PSE. na yoon wu yokkate woon la. ne woon lu baax la. programme bu baax la. waaye jëfuñu ko. appliqué wuñ ko looloo am appliqué wuñu ko. te bi ma nekkee Paris sax am na conférence boo xam ne. loolu la jëmoon. ñu taxaw tey war a tudd ndax juróomi at wees na. di tudd phase 2 du PSE. waaye phase 2 daal mooy dañuy dooraat rek. dañuy dooraat rek ndax amul loo xam ne ñu ngi ci doon oote ci PSE te am na. mu am solo nag li nga wax ci émergence. ndax ñoom ñu ngi jàpp ne taux de croissance mooy émergence. fexe nañu nag ba indi taux de croissance boo xam ne méngawut ak li Sénégal yi di dund. loolu am na te yomb na nga génnee taux de croissance boo xam ne méngawul ak li am. ci kaw rek nga toog naan 1,4 million tonnes d'arachide fekk ak gut sax xëy na 700,000 tonnes. ay 1 million tonnes ceeb te loolu amut et cetera et cetera waaye émergence dëgg. dafa war a doon luy door ba noppi war a yàgg mooy durable bii ngay wax. te ñu ngi koy natt ci li ñuy wax transformation structurelle de l'économie maanaam da ngay am koom boo xam ne mi ngi wékku dong ci mbéy ak commerce. secteur primaire secteur tertiaire moom lañ koy tuddee. nga sañ a indi nag li nga xam ne lii mooy indi koom-koom dëgg. di mu jógee ci loo xam ne di yaa ngi koy béy wala leneen. wala mu doon lu jógee ci urus bu nekk ci sa dëkk et cetera mais mu doon industrie. maanaam loolooy yokk li ñuy wax valeur ajoutée locale. maanaam liggéey boo xam ne doomu dëkk ba ñoo koy liggéey ñu leen di fay muy alal boo xam ne day des ca dëkk ba. loolu moo amul Sénégal. te ci loolu la ñu war a jublu. suñu priorité nag. ñun ñu ngi ko tabaxee loolu bokk na ci. waaye am na li ko jiitu. li ko jiitu mooy lan. priorité da ngay seet li gën a metti ci réew nga jéem ko saafara. Sénégal fi ñu toll nag. li gën a metti te man day metti na fi metti mën a yem. mooy xiif dafa am. ca kaw ga xiif sax am na ci banlieue. kon li ñu war a jëkk xeex mooy xiif. xiif nag boo koy xeex da ngay jiital mbéy. ndax càmm. kon loolu ñu jàpp ci suñu programme. boo xeexee xiif xeex itam war a xeex itam ñàkk bu metti loolu am na ca kaw ga. loolu am na ci dëkku taax yi. Dakar. loolu nag bu fekkee ne dikk nga ci dëkku taax yi. boo faydaalee mbay. dimbale ña ca nekk. loolu di nga mën a wàññi xiif ak ñàkk. waaye boo dikkee ci dëkku taax yi. artisanat la ñu war a fay daal ndax ci émergence boobu nga doon tudd amul réew boo xam ne. àgg na ci émergence te jaarul ca loola. surtout loolu. jël artisanat di ko màggal yóbbu ko ba semi manufacture ci entreprise familiale ñu ngeen koy waxee fii. yóbbu ko ci semi manufacture ba mu mën a dem ci industrie. kuy defar benn dàll ñaari dàll doon uude nga dimbale ko ba mu mën a def fukki dàll ca bés mën a def juróom fukki dàll ca bés et cetera ci kaw nga jox ko machine jox ko li mu soxla dimbale ko ca. et cetera et cetera. bijoutier kazalika et cetera et cetera. ak itam bàyyi lii ma doon tudd sànq muy grand projet indi grands travaux à haute intensité de main-d'œuvre ndax boo seetee lii ute TER ak raay TER moom daanaka dina am na ay Sénégalais ciy liggéey waaye du ñu bëri ñu ci ëpp ñi ci ëpp salaire yore encadrement bi indi machine yi ñu ngi jógee bitim réew
waaye boo tegee raay war ko suqali sénégalais yi ñoo cay ëpp di ci liggéey ak di ci defar ndax li ñu jotoon a am sax ca Thiès ci wàllum technicien ak mécanicien ak yooyu ba tey xam-xam baa nga fa loolu yëpp mën nañ ko les ateliers sont là-bas. Et puis Abdou Mbaye, ancien premier ministre, président de l'Alliance pour la sécurité et le travail, bu muy invité kaddu Modou Modou ak émigré ak politique ci Diaspora Vision. Alors le 30 septembre président ACT organisé na congrès extraordinaire bu am solo man maa ngi foon ci biir salle ci biir famille les invités mu nekkoon benn mobilisation bu exceptionnelle nga tenir ko benn discours boo xamante ni dans l'histoire politique du Sénégal mënuñu mos ñu ko gis 2 heures de temps nga taxaw yow kenn di wax pendant 2 heures de temps mu nekk un truc boo xam ne après tous les professionnels en parlaient mais gisuñu nga bàkku yëkkati sa loxo fecc comme l'a fait l'autre da nga wóoloogul sa bopp wala. man nag ci dëgg-dëgg du ma ci boole fecc ak i bàkk. amoo bàkk kerew bàkkeew ndax gisuma mbir mi muy xeex wala noos wala leneen. congrès extraordinaire bi ñun liñ ci jàppoon mooy solennité. maanaam waxtu boo xam ne dafa am maanaa. waxtu boo xam ne dama war a taxaw ci sama tur ak ci turu parti Alliance pour la citoyenneté et le travail jàkkaarloog ñi teewoon ca bés ba jàkkaarloog ñi doon seetaan en direct ca Walfadjri ne leen ñun lii la ñu bëggal Sénégal ba noppi nag dem ba di waat ne lii nga xam ne wax nañ ko jàkkaarloo ñoo yéen ba wax ko incha allah bés buñ ko mënee bu ko yàlla tuddee moom la ñuy jëf loolu de ci sama gis-gis àndut ak bàkku àndut ak fecc au contraire sax da nga war a tiit mais est-ce que au sortir de là jàpp nga ni le cap de parrainage moom yéen réglé ngeen ko su fekkee réglé ngeen ko ci biir congrès boobu gisoon naa ko parce que toute l'opposition était présente Boubacar Camara Alassane Thierno Alassane Sall pour ne citer que ñooñu y avait beaucoup parmi les leaders yu ñëwoon fekkee est-ce que yéen a ngi préparé wu à des éventuelles coalitions. waaw benn li ma lay wax mooy parrainage bi moom ñu ngi ci. waaye yàlla xam. yàlla xam. ñaar mën na am. mais yéen a ngi ci benn ñu ma terrain ñu ngi ci sur le terrain ba ci fii ci Brescia dégg nga gis ko. oui dégg nga waaw partout ñu nga ci. léegi nag ñaar a mën a am. te mi ngi ci loxo yàlla. benn ñu mëtal bu boobaa ñu daal di doon candidat. ñaar mëtaluñu ñu seet ci ñi nga xam ne ñu ngi mëtal wàll jege nañu war a mëtal. ñu seet naka lañ leen di dimbali. waaye am nañu yaakaar ne dinañu mëtal. loolu ndax am na loo xam ne dañ ko taxawal nekk ci góorgóorlu. kon yaakaar boobu am nañ ko. wax nga dëgg itam benn dinaa ndokkeel ñi nga xam ne ñu ñoo organisé. congrès extraordinaire la woon ndax ca dëgg-dëgg. c'est macha allah la woon. waaye itam gërëm sama mbokku opposition bi nga xam ne ñëwoon nañu teew ba noppi nag toog fa te muy yàgg lool waaye toog nañ fa ba sama gis ko ba jeex. gis nga fa nag ñoo xam ne ñoo bokk ni ñu doxalee politique ñu jàppee war a doxal politique. kon bu neexee yàlla moom la ñu ñaan yàlla bu fekkee ne am na ci ñun koo xam ne jàll na fël na ba romb yëfu parrainage bi ñeneen ñi dinañ ci ànd ak moom te bu boobaa nag doo ci seet ay naa ci bokk ak loolu ndax ñun boolewuñu loolu ci li nga xam ne nii noonu la ñu jàpp war ko doxal boo tuddee coalition loolu laa ciy jiital. coalition dëgg la demal sa bopp yow kenn mën na bañ a indi efficacité waaye coalition itam ak niñ koy xalaatee bu fekkee ne coalition dafa war a doon rek loo xam ne da ngeen di ànd ndax war a séddoo ëllëg ay poste ba noppi ki doon njiit bu doxalee loo xam ne li gënul ci Sénégal gënul ci askanu Sénégal ñu di koy jàppale war a noppi ndax bañ nga sa poste ñu roccil la ko non loolu ñoom coalition boobu duñ ci ànd waaye bu fekkee ne jiital nga njëriñu Sénégal
ci kaw programme boo xam ne ànd nañ ceeg yow bu boobaa dinañ la jàppale te duñu laaj condition. duñu laaj condition duñu la teg naan waaw dinaa la jàppale waaye boo toogee jox ma lii jox ma la lii. programme minimum boobu nag am na loo xam ne xalaat nañ ko ci ba ànd ceeg ay leader de l'opposition. kon ndax rek jàpp ne bokk nañu gis-gis bokk nañu xalaat bokk nañu ñuy gisee war a doxal politique. kon bu waxtu ba ñëwee te yaakaar naa man ni ma ko jàppee mooy mi-novembre waxtaan yi dina commencé ci biir opposition ba ñu mën a xam kan mooy dem kan moo dul dem kan mooy jàppale ki nar a dem. À votre avis, Président, est-ce que le Conseil constitutionnel a les moyens techniques pour contrôler toutes ces signatures de tous ces candidats? ba loolu amul mënuñu ko. ma wax la ci lu tuuti rek. dañu jàpp ku ne fukki parti dañu jàpp fukki candidat ñëw ba te ñett sax dañu jàpp ñett rek. ñetti candidat ñëw ku ne joxe juróom-benn fukki junni signature. signature laa wax. ndax constitution loolu la wax. saa yoo génnee ñett parti la. wala nañu wax ñeenti candidat. boo génnee benn. ca taa bi nga xam ne benn bi indi na ko nga génne benn feuille. signature bi jiitu. ci yoon. da nga war a seet ne benn. signature bu dëggu la. maanaam méngoon naa carte d'identité bi. parrain di joxe. benn. ñaar war nga seet itam ne booba tur ak booba signature nekku ci ñett taa yi des. ñetti yoon juróom benn fukki junne. bu nekk di nga ko contrôler 3 fois. yëpp ngay contrôler. li ma la wax dama ko xam ndax banquier laa woon. banquier laa ba tey sax. te noonu la ñuy doxalee contrôle de signature amul beneen façon. ñaar kon am na benn nga war ko contrôler ca lii signature ba nekk ca carte ba. loolu yaakaar naa ni mënuñu ko waaye xëy na ministère de l'intérieur yi ko yor mën nañ ko joxe. waaye ñaareel ba jotu signature bu nekk. nga contrôler 60 parrainage mënut ne mënuñu ko mënut a ne. loolu moom dafa war a leer. Alors où est-ce qu'on va faire alors pour ces élections de 2019 fan lañ jëm. man de gisuma ca jàmm ndax contestation dina bari lool. dina bari lool. te génne nañu itam nga war a jël sa parrain yi duggal leen ci fichier électronique boo xam ne signature nekku fa. version électronique bi. version électronique loolu sax waroon na indi. arrêté bi ñu annulé ko. waaye Cour suprême moom nee na non na nangu naa ko noonu. mais ana règlement wala loi boo xam ne may na constitution conseil constitutionnel mu war a jël fichier électronique boo jëlee sa clé jox ko mu ne la gisuma ca dara. su la defee mënoo ci dara. te du këyit. nga jox sa clé mu am luñ ci laal laqarti dindi ko. waaw nga ne loolu lii nekku ca te yow mu wóoroon na ne mu nga ca woon. looloo ca mën. ñu génnee la ci. loolu nag mu gën a metti. buñ la ca génnee ci kaw loolu nga war a jóg ne damay recours ñu ne non yow doo recours ndax doo candidat. ndax jàllagoo. doo am foo ko jooyee. attention taxawal nañu loo xam ne. mën na jur musiba ci sañu réew. ndax man gisuma ca. waaye na nañ ko topp rek ndax génnee nañu yoon. boo demee ca yoon ne respecté wu leen yoon ñu ne non si c'est bon. nga des ca. ci kaw lan ci kaw ay magistrats yoo xam ne yokk nañu seen âge retraite yokk salaire yi. waaw ñu ngi toog nag di doxal ni nga xam ne bi moom le tout puissant bëgg. waaye man de am li ma gën a ragal ci Sénégal mooy gisuma ci àdduna. gisuma ci àdduna réew boo xam ne mos na démocratie. dund na démocratie da koy dellu ginnaaw mu koy nangu. am na bés boo xam ne. askan wi daf koy daal di. on va dire arrêté doy na quoi. Malick. président jërëjëf fi nga duggoon sànq sax fa laay dugg man tamit ci sa
fonction banquier bi nga nekk sax ba léegi parce que am na yoo xam ne yi moom bu yàlla na fi yàlla bàyyi ba ci kanam mais tant que yaa ngi dund banquier ngay doon président temps yi la amoon soulevé woon nañ débat sur le franc CFA am activiste yoo xam ne yi sax nee nañ dañu bëgg Sénégal génn ci franc CFA bi yow sa position laa bëgg a xam en tant que banquier. bon benn li gën a am solo mooy boo ne damay génn ci lii da nga war a wax dugg ci lan. loolu kenn déggu ko. waaw kenn déggul ci lii la ñuy dugg doxalee ko nii ak nii ak nii ak nii. franc CFA bi nag. am na loo xam ne dañ ko war a réformer. am na loo xam ne mën nañ ca des. ci kaw lan nee nga franc CFA. franc bi bu fekkee ne tiital na nit. ci kaw di fàttali ne France woon avant 1960. sañ nañu soppi turu monnaie bi. loolu mën na ne. donde Dakar c'était Dakar avant 1960 waaye kenn waxul nañu soppi Dakar ndax colonial la. waaye loolu mën na ne. xel mën na ko nag. bu fekkee ne tonga itam ne xaalis bi devise la. bu soxlaa devise France ñu koy jox ba indi France joxe garantie ñun ñu war a fa yóbbu suñu alal. walla ci suñu alal gannaaw walla boo xam ne ni devise la bu dugg ci biir banque centrale walla dem ci compte France. mën nga jàpp ne. duñ ko defati ak France. waaye bu boobaa dañ ko war a def ak beneen réew. du ma ci sori torop waaye li yore monnaie. dafa am maanaa. te garantie. ne bés boo ñàkkee devise. am te mënatuloo indi ceeb mënatuloo indi lu jóge bitim réew. am koo xam ne kii dina la lebal devise nga mën loola. am na solo. kon boo bàyyee France da ngay seet ndax da ngay dem ci États-Unis wala Japon wala Arabie Saoudite wala keneen ku ko mën. loolu dégguñu ko. am na nag loo xam ne ci dëgg-dëgg war nañ ko xalaataat. mooy lënkoo bi franc CFA lënkoo euro. te du soppeeku. ndax euro. moom mi ngi yéeg ak a wàcc. ci kaw li ñuy wax fondamentaux économiques. yu Europe. waaye du fondamentaux économiques maanaam du koomu Afrique. mooy indi loolu. kon am na solo ñu seetaat ñun ci ñun suñu. redéfinir ca discours ba loolu laa wax. naka la ñuy def ba fixité boobu ñu dindi ko ba fondamentaux économiques yu Afrique. ñu daal di ko jàpp muy mën a de définir change franc CFA. président li ñu desee bëriwul Malick il nous reste 5 minutes puis war nañu waxaat un peu ci politique waxaat un peu ci ligne bu nga nekk noonu ci wàllu koom bi. ñu gis ne président Sénégal pour la première fois dans l'histoire de ce pays bor yi bari na lool l'actuel gouvernement continue à emprunter de l'argent. Est-ce que parce que dañu jàpp ne am nañ ay ressources yoo xamante ni fii ak ay at dinañ ko mën a exploiter mun a fay suñu bor wala ndax dafa am lu ñu ci dig ñi nga xamante ni ñoom ñooy lebal quelle pour yow nga xam ne yaa ngi woon ci biir bi nekk le premier ministre est-ce que gestion suñu ressources yi les gens en parlent beaucoup est-ce que fi ñu ko teg wóor na suñu pétrole suñu gaz suñu zircon ak suñu ay ressources naturelles. bon wax nga ñaar. benn bi leb bu bëri bi. leb bi bëri ñaareel bi. ressources leb bu bëri bi ëpp na. waaye dafa méngoo it ak stratégie de développement boo xam ne ñu ngi ko wékk ci grand projet. te loolu jumte la. man li ma jàpp mooy jumte la. ba loolu indi ci wàllum bor bu jógee ci bitim réew. ci biir union monétaire ouest africaine. ñun ñoo ëppate. fexe nañu sax ba yokk le PIB. maanaam li nga xam ne ni moom la ñu jàpp ne mooy natt koomu Sénégal fexe nañu ba yokk ko ba bor ba boo ko yóbbee ca PIB ba mu wàññeeku waaye loolu artifice la. ndax metti na ci Sénégal boo lebee li ngay jiital mooy fay boru bitim réew. te loolu bu ñu ko defee day feeñ ci budget doo mën a ci fay moom li ñuy wax éviction du secteur privé. doo mën a ci fay entreprise wu dëkk bi nga liggéey loolu leen amal leen ay bor te loolu am na arriéré de paiement. du ñàkk nag
ñuy séentu ëllëg aleel bu nar a ñëw mais loolu ci jógee ci exploitation pétrole ak gaz waaye loolu itam du loo xam ne war nga ko jiital ci ñi ngay doxalee réew ñi ngay doxalee budget réew da ngay xaar kay ba mu ñëw nga soog a xam ne dikk na nga seet noo koy jëriñoo malheureusement ci seen réew ci kaw rek jiital seen logique de grand projet ñu ngi topp boobu yoon daal di yaakaar naa xalaat ne waaw mais de toute façon ëllëg bu méttee pétrole baa ngi dikk gaz baa ngi dikk kon dinañ ci mën a génn. Malick waaw président man ci éthique laay jeexalee xam naa bi mooy nekk sama laaj bu mujj président dañu gis ne le discours politique au Sénégal frise le ridicule dafa c'est trop bas lan mooy problème politicien yi wala lan mooy problème Sénégal ba vraiment léegi lañu les discours politique bi invective injure c'est quoi le problème loolu presque mooy yoon bu fekkee ne jàpp nga ne politique da nga ca war a dugg da nga koy dox ndax lu jëm ci yow uti lu jëm ci yow mais daf lay daal di jaral lu ne looloo am daf lay daal di daral lu ne digaate bañ a jëf saaga xeex xuloo mais politique bu fekkee ne dugg nga ci jiital maa ngi seet li mën a amal njëriñ sama réew li mën a amal njëriñ sama askanu réew mais loolu ana xuloo ak xeex ana xuloo ak xeex daf ci xaj waaye Sénégal toll nañu foo xam ne ndax au moins 95% ñi nekk ci politique bi ci loolu lu ñu surtout nag ñi toog mais boo génnee programme sax saaga nga ciy jot boo waxee dara ñu dal sa kaw wax lu dul jeex mais bés dina ñëw yaakaar naa ne bés dina ñëw te yàggatul loolu yëpp dina mën espérons dina kàddu gu mujj bi ñu dugal ko ci wàllu mbay parce que gis nañ ne gerte gi ren ne nañ 1,4 million tonnes lañu récolté mais ils avaient tous les problèmes du monde pour jënd ko man kaw laa bi ma jógee Koungheul yàggul gis naa ne que sama mbokk baykat yi am nañu difficulté pour écouler gerte gi ren nawet bi macha allah aussi jël nañ yoon bu baax est-ce que yaakaar nga ni waruñu quelle politique agricole dañu war a teg pour nos paysans parce que réew yi ñu nekk baykat yi ñoo ci daanaka ñu jël koom-koom. waaw benn nañu bàyyi nañu wax dëgg. buñ waruma àgg ci diine nañu bàyyi fen waaye. nañu wax dëgg te jam ci dëgg. ndax boo toogee naan 1,4 million tonnes te amut ndax 1,4 million tonnes. ci gàttal. banquier bi moo la koy wax 1,4 million tonnes 210 francs le kilo kooku dafa soxla lu day ni 250 milliards 240 milliards de crédit. lu génn nga mën ko jënd. te Sénégal ci li ñu dégg 30-40 milliards la ñu génne ci loolu. kon mënut ne. loolu itam industrie ya fa nekk mënuñu ko liggéey. 350 000 tonnes 400 000 tonnes maximum la ñu mën a liggéey kon bul wax 1,4 million tonnes ndax amut. ndax boo desee ca loola. doo góorgóorlu bay yokk. mbéy mi bay yokk. comme ci dëgg la. léegi nag. bu ñu desee ca mbéy ma am na ay yoon yoo xam ne mu ngi ci suñu plan. benn bi mbéyum Sénégal warut a des ci xaar taw. non loolu mënu ne. ñaari weer ñetti weer mënul indi mbéy mu naat. kon soxla nañu xalaat ndox fi ñu koy jëlee ci suufi suuf. ndox fi ñu koy jëlee bu tawee dañ koy dencee mu bañ a dem géej. ndox naka lañ koy jëlee ca fleuve Sénégal indiwaat vallée fossile loolu tam mu ngi ci seen programme. ñaareel ba jiw bi am na solo lool te jiw ba ca Sénégal def nañ ko trafic politique. trafic politique. jot na Sénégal ñu dellu ci li ñu xamoon démb. bi Sénégal doon royukaay ci àdduna ci lépp luy jëm ci gerte. bu fekkee ne des nañu ci ca gerte. loolu programme la woon boo xam ne tëraloon nañ ko bi ñu nekkee premier ministre waaye àggu bi ñu demee dañ ko dindi yaakaar naa waaye bàyyi ca lu lu néew. waaye jiw dafa war a doon jiw certifié. waaye jiw sélectionné loolu caaxaan la yëfu politicien. ñaareel ba itam. béykat lu mu mën a béy na ko mën a jaay.
sinon amul maanaam dañu yàqu ci waaw c'est pas possible kon loolu itam responsabilité gouvernement la lépp loo xam ne béy nañ ko balaa sax nit di ko béy dafa war a xam ne dinaa ko jaay ci nangam loolu moo mën a indi mu waajal li nga xam ne bii dina ko duggal ba di ci am yaakaar ñu am mbégte bu rëy ba noppi nag am lu am solo itam ni ñu xalaatee valeur ajoutée bi war a jógee ci mines yeeg yooyu urus beeg pétrole gaz zircon et cetera ñu xalaatal ko itam ngir béykat yi quoi te jigéen ñi am nañ ci wàll bu am solo ndax ñi ngi góorgóorlu ci transformation war nañ ci gën a dugg discours bi dugg nga gis nañ avant ngay ñëw Europe commencé woon nga benn tournée biir Afrique biir Sénégal plutôt di dugg ba ci gox-goxaat yi gox yi gën a tuuti je crois que di nga ko continuer boo delloo Sénégal incha allah am nañ mbégte bu baax dalal la ci biir Brescia dalal la ci biir émission Kaddu Modou Modou vous avez été le premier candidat aux élections présidentielles yàlla na ko yàlla def a été reçu fii ci biir émission Kaddu Modou Modou ci biir émission immigré politique ci biir Diaspora Vision ñu am mbégte bu baax a baax ñu bàyyi la nga tàggoo ak internet yi mënuma lire question yëpp franchement ils sont tous contents et puis c'est pas des questions ils apprécient carrément ils ont dit beaucoup de choses félicitations j'adore Abdou Mbaye voilà toutes les questions noonu la mais bienvenue au président Abdou Mbaye à Brescia en Italie ils ont parlé que de très bonnes choses donc xam naa ne suñu internautes yi dinañ ñu mere cette fois parce que nous avons des problèmes techniques naa leen émission bi après Auguste dinañu ko jox ñu mun ko diffuser n'est-ce pas président looy tàggoo xanaa muy ay kaddu cant ki gërëm ci ni ngeen ma dalalee Brescia ba ci tey jii ci seen rajo dalal bi nag doon dalal bu yaatu ndax jàpp naa ne itam auditeurs yi nga xam ne ñu ngi yónnee message yi bokk nañu ci di oote nag solidarité ndax dëgg la am na waaye nañ ko gën a dëgëral rek neex na ma démb ca fi ñu dajee ma gis ne daayira tijaan nga fa woon catholique yi itam teew am ñu jógee Milan ak yeneen yi loolu dafay seddal xol sénégalais yi ak fu ñu mënti ne ak lu leen gouvernement fàtte nañu jàpp ne bokk nañu réew bokk nañu xeet war nañu ànd jàppalante te liggéey bi nga xam ne itam ñu ngi koy liggéey ci biir association yi am na waxtaan yoo xam ne waxtaan naa ci quelques responsables loolu buñ ko mës a bàyyi ndax bés dina ñëw gouvernement bu fekkee ne gouvernement acte toog na de dinañ fay daal lool waxtaan ak association yi soog a dem waxtaan yi ak gouvernement yi ci ak état yi ci dëkk yi nga xam ne sénégalais yi mooy mu yànga fa ba mën a taxawalaat ay commission mixte yu jëm ci ñu nar a gëstu jafe-jafe yi suñu mbokk yi di dund fii ci Italie ak ci Modou Modou yëpp fi ñuy dund ko Amérique partout Malick waaw ñun moom dañuy am mbégte rek vraiment recevoir comme ni nga ko waxee sànq président Abdou Mbaye muy fierté pour man di honneur aussi pour ñun ñaar ñëpp xam naa ne dañ ko partagé vraiment ñuy gërëm Abdou Mbaye parce que fierté la et puis waxee na xam-xam Abdou loolu encore une fois comme ni ñu ko xamee waxee na xam-xam fidèle na à sa ay conviction ak lim xam moom la wax ñoo ngi koy gërëm di la sant yow tamit di la gërëm ci collaboration bi di ko ñaanal yàlla mu ñëwaat fi ci casquette candidat aux élections présidentielles amiin xam naa ne bu ñu parrainage bi jàllee li ma gis en tout cas boobu ba léegi maa ngi koy suivre n'est-ce pas à travers suma jigéen Soukayna mobilisation bi nekk ci ginnaaw xam naa ko parce que man beneen bët laay xoolee am nañ ci yaakaar ne que bu lépp jaaree yoon dina nekk candidat aux élections présidentielles bu ko defee dina defaat beneen tournée boo xamante ne dafay ñëw ci casquette campagne électorale ak son programme aussi riche pour que Sénégalais yi gën ko mën a dégloo